sabab bi mooy courant bu cher bi lañu ni na dakk des na wax itam ci biir xibaar yi lu jëm ci image yi nga xamante ni bii moom la ñuy faral di wane nga xamante ni fay xaw a doy waar lool doon ay accident wala yeneen ak yeneen comportement yi ñu war a soppi ci yenn yi ñuy wane nga xam ne sax jaru ko loolee des na ko jagleel pàcc reportage ci xibaar yi loolaa gën a fees bu ngeen ñu toppee ñu faram fàcc ko. ñu dooree ko ak li xew ni ki sànq ca palais de la république njiitu réew mi daal di fay installé comité de pilotage bu dialogue national bi ki ko jiite kon di Famara Ibrahima Sagna dina tàmbali liggéey bi ginnaaw bi mu toogee lu tolloo ko juróom-ñaari weer di xaar. nga xamante ni bii boobu le kuréel dana door ay yëngatoom ñaari fan ci weeru janvier incha allah njiitu réew mi sàkku leen ñu dëppoo di am li ñuy wax consensus ñu fexe ba kaddu lépp loo xam ne dafa concerné réew mi ñu dëppoo ci ay kaddu ba nga xam ni kenn du ci am lu la naqadi ba naan dañoo jël décision ci loo xam ne bokkuma ci doon lu mën a néewal doole démocratie mënees na koo jàpp muy kaddu ndigal gu bàyyeekoo ci Macky Sall jëmale ko ci ñu bokk ci comité pilotage boobee yaaxat yi. ba tey ci wàllu wi am ñu ci yëy yàbbi bokk na ci Mademba Sock ak professeur Amsatou Sow Sidibé. moo nekk secrétaire général bu UNSAS moom Mademba Sock invité ñi nga xamante ni bi ñëpp bokk nañ ci boobu li kuréel ñu daal di yamale mboolem seen ay jéego yu ñuy def mun jiital ci intérêt national ñu teewlu seen ay kàddu moom Mademba Sock. sécurité et paix xam nga fépp fu jàmm amul kenn mënu fa teg dara lu dëgër kon boog solo la ñu travailler ci xool naka la ñuy defee ba jàmm am ndax soxla nañ ko dañ ko soxla surtout ndax tey suñu réew mi gis nga li ko wër lu bare jàmm nekku fa dañuy ñaan nag suñu réew ñun boo yooyu problème bañ faa am. courant bi moom il faut ñu waxtaan ci yaakaar naa ne courant bi mooy question actuelle courant bi toll na foo xam ne tey ak problème bi toll nañ foo xam ne à la kulli haal il faut que nit ñi toog waxtaan ci gëstu ci wut pexe pour que naka lay état bi gën a continuer di jàppale donc abonné yi nga xam ne ak usagers service public bi parce que tamit réew mi neexul yëf yi métti na donc il faut que état bi gën a am taxawaay. ba tey ci wàllu wi parti démocratique sénégalais ñoom teeweewuñu boobule ndaje li wundu li ni mel bu ñu sukkandikoo ci kàddu Doudou Wade mu xamle ko ci Zik FM bokk na ci ni parti démocratique sénégalais kenn laaju leen bi ñuy tànn ñi ŋànk boobee comité. démb lañ la yëgal boobu la réunion te parti bu toll ni PDS nag kenn du ko tànnal ñu koy teewal ci ndaje mu mel nii ci gàttal Doudou Wade na mu ko waxee mooy ngéntal tubaab yoonu imaam nekku ci ba tax na ñoom xew woowee taxul jox ko benn gëdd duñ fa dem te loolee mooy ponk yi tax duñ fa dem moom Doudou Wade yaaxati ci loolee la ñuy des ba tey Mansour wax kon ci ba tey ñàkkub teewu parti démocratique sénégalais ci comité de pilotage bu dialogue national bi. faw mu am lu mu metti ci président Macky Sall bu fekkee dafa am lu ñu naaloon moo ko Abdoulaye Wade ngir juboowaat dëppoowaat ay kaddu ci wàllu doxalinu politique te xew-xew bi amoon ci Massalikul Jinaan xëy na Wade am lu mu bëggoon lu mu amul wala Macky am lu mu bëggoon lu mu amul waaye bu fekkoon ñoom ñëpp seen tox su ngalam daal dinay dox na ma doon doxee ak la ñu yaakaaroon benn problème mun naa bañ a am Fatou Abdou Ndiaye moo ñuy defal ab jàngat ca le fait ñuy taxawal bi lépp comité si ki mi fastoo ci ñoom ñaar. moom mi fi nekkoon njiitu réew bu Sénégal saa su ne muy wane ne nit la koo xamante ne xam ni mu mel doon na lu jafe ndax jamono ji nga xam ne observateurs yi ñi ngi xalaat ne PDS dina bokk ci dialogue national ginnaaw bi nga xam ne moom Abdoulaye Wade ak Macky Sall jot nañoo juboo parti démocratique bu Sénégal moom demul ci dialogue national bi nga xam ne comité de pilotage bi tey ji ci ngoon la ñu ko daal di taxawal te ki ko def di njiitu réew mi ca palais de la République PDS di wax ku ko bëgg a dégg ne xel xalaatul ñu bokk ci yooyu concertation nga xam ne ñoom bokkuñu ca te moo ne day gis nañu tur Doudou Wade ak Bara Gaye bokk ci comité de pilotage bi nga xam ne décret bi ki ko signé mooy njiitu réew mi Macky Sall waaye nag leneen loo xam ne it moom Doudou Wade xamle na ko ci moom mooy kàngam yu parti démocratique bu Sénégal dañ leen a tabb te kenn yëgalu leen ko te secrétaire général national bi it kenn jox ko xibaar ne ko ñii la ñu tabb ngir ñu war a teew foofu nga xam ne mooy comité de pilotage bi loolu yëpp nag bu ñu ko tënkee mooy li nga xam ne amoon na ci Massalikul Jinaan ak li nga xam ne it am na ci maître Abdoulaye Wade dem ci palais de la République tey jii waroon a nekk ñetteelu étape bi waaye mu doon étape boo xam ne dañu ko raté ginnaaw bi nga xam ne parti démocratique bu Sénégal bañ na bokk ci dialogue national bi maanaam wuyu ji li nga xamante ne moom mooy wote comité de pilotage bi nga xam ne tey jii samp
ni ñu leen ko waxee woon kon sànq le président de la République installé ca palais de la République ñi bokk ci comité de pilotage bu dialogue national bi kon Famara Ibrahima Sagna dina tàmbali liggéey bi ginnaaw bi mu toogee lu tolloo ko juróom-ñaari weer di xaar. di nommé ñi muy àndal ci liggéey ba ñu mujj nekk juróom-ñett fukk ak juróom-benn ñaari fan ci weeru janvier incha allah lay commencé activité am njiit réew mi ko samp wax na leen la mu bëgg ñu doxale ko kuréel googee muy ku nekk di Sénégal gis ci sa bopp ak wet gu mën di féete Alassane Baldé nga fa woon. waxtu bi amoon solo bés bi nar a bokk ci taarixu réew mi ñaari kilifa yi nag joxante loxo muy mandargal ndorteelu liggéeyu comité de pilotage jëm ci dialogue national bi bureau bi ak 86 membres ñu daal leen officiellement installé ca salle des banquets ci njiitalu chef de l'État Macky Sall président boobule comité nag daal di fàttali solo dayoyu liggéey bi leen di xaar. Le dialogue dont nous parlons n'est pas une querelle. dialogue bi ñuy wax du ay xulo du ndaje boo xamante ni nit ñi dañuy bëgg a fësal seen bopp ci ay xeetu doxalin yuy féewale lu ñu bëgg mooy rek ay xalaat yu sell yu amal réew mi njëriñ. Aujourd'hui un diagnostic intégrant tous les arguments des participants. njiitu réew mi moom jàpp ni défi bu mag la. Ce n'est pas une sinécure. Quand nous voyons l'État si troublé. du ay gént bu ñu gisee lay xew ci àdduna bi rawatina ci déndu Afrique ci dëkk yi ci wàllu fit nag ñoomin seen kon ñu xam ni rek taxaw dafa jot. Mais plus grande doit être notre détermination à le relever ensemble. ci kàddu yi mu yëkkati ba nigi nag Macky Sall daal di fàttali li tax a jóg bile dialogue. Nous portons tous cette générosité. comme ni ñu koy waxee rek ci réew mi li ñu boole moo ëpp fuuf li ñu wute kon bokk war nañoo rek mën a déggoo ci ay mbir. plus fondamental que nos divergences et nos différences. comité bi xamle ni dana door liggéey yi ñaari fan ci weeru janvier ba tax njiitu réew mi xamle ni dana rek appliquer bépp conclusion bi nga xamante nag duppe na ci liggéeyu boobule comité taxit muy sàkku ci gouvernement bi rek ñu jàppale leen ba mën leen yombal seeni liggéey. Maître Abdoulaye Wade dalal na ci alxames gi ki fi nekkoon maire Dakar di Khalifa Babacar Sall mu demoon kon moom itam seeti ko ondoon nag délégation bu mag. Khalifa Sall dafa entamé ba mu génnee ba léegi daal di jëlaat beneen position ci wàllu politique di nemmeeku kilifa yi nga xam ñoo nekkoon ci wàllu politique demoon na seeti Aïda Mbodj teg ci Abdoulaye Wade ci programme am sax suba ak jàmm dana dem seeti waa mouvement gëm sa bopp ci seen siège bi nekk ci cité Kër Góor gi waxtaan ak ñoom situation politique gu réew mi ak itam fi réew mi toll ci wàllu social ba ñu génnee ci seen daje bi ñu seqoon nag président Abdoulaye Wade tey yii kii di Cheikh Gueye moo yoroon kaddu ko taxawu Sénégal kaddu yi la yëkkati. li ñu fi indi mooy dañu ñëw ci njiitalu Khalifa Ababacar Sall ak ñi mu àndal pour ziar si nemmeeku waxtaan ak suñu bàyyi suñu kilifa nekkoon fi njiitu réew muy maître Abdoulaye Wade waxtaan wi nag lenn rek la woon mooy delloo njikkal sargal ko ñaanal ko sàkku ci moom ay ñaan ndax li wolof di wax naan mag mat naa bàyyi ci réew ñaanu mag ndaw da koy soxla te wax dëgg yàlla tey bi ñu fi ñëwaatee Abdoulaye Wade wan nañu bàyyoon nañu ñu nit wan nañu ko ni ko doomoon nañu lii sabab bi mooy li mu doon ci réew mi waaye wax naa léegi ni démb am na tiis bu daloon ci njabootu Khalifa Sall malgré atam ak ay itteem mu bàyyi lépp ñëw jàll si loolu moo taxoon ñu ñëw ni ko loolu nga defoon ci suñu famille yëg nañ ko sant nañ la ci sargal nañ la yàlla mi am pay yàlla na la yàlla fay. ci boobee jamono ñeneen di yëngatu ci yeneen bokk na ci Union centriste bu Sénégal ñi am mbëbët defaraat seen parti. Abdoulaye Baldé nee na dañuy defaat bànqaas ci parti ba ci meeting bu mu amaloon ca Casamance la defee googule annonce ñu teewlu ko. Sénégal benn bés donc c'est pour loolu il faut que ñu am parti bu dëgg te gis nañu que bon parti bi c'est vrai que amoon na fi doole top parce que dernière élection locale yi ñoo fi jëloon 2 ñoo fi nekkoon ñaareel xawoon nañu gagné sa élection yi fii ak nu mu demee woon la abene bi moo taxoon ñu ñàkk élection mais gagné woon nañu fu bare
mais loolu aussi lu ko waraloon élection locale dafa am ay réalités locales donc loolu ñun d'accord nañ ci loolu je pense que dañuy remobiliser waat parti bi pour gën a fort suñu parti bi d'abord après bu ñu naree lëkkaloo ak ñeneen ñi aussi dañuy déjà ci benn coalition donc ñun bu ñu foree déjà dañu gën a dooleel coalition boobu bu ko defee bu ñu demee ci ay élections yi di ñëw ñu mën a gagner ak en tout cas ak ku ñu mën ci àndal ñu mën a gagner loolu je pense que am na solo loolu moo taxoon ma ñëw daje ak militants yi expliquer leen suñu doxalin bu bees mooy que parti bi dañ ko war a changer carrément dañ koy restructurer depuis à la base jusqu'au sommet dinañu changer kuréelu jigéen yi dinañu changer kuréelu xale yu góor yi xale yu jigéen yi ñëpp dinañ changer aussi kuréelu jigéen yi ak cadres yi enseignants yi lépp dañuy restructurer parti bi parce que dañu bëgg pour parti bi gën a amaat doole gën a amaat dynamique bu bees c'est vrai que am na ñu dem mais ñu bëri ñëw nañu ci biir parti bi donc ñooñu aussi il faut ñu mën leen accueillir ci biir parti bi ñu jox leen ay responsabilités. comité collectif ñoo lonk ñu ngi sàkku ci ñi bokk ci comité de pilotage du dialogue bi te doon seen ay njegeñaale ñu àddu ci lu ñeel Guy Marius Sagna Ousmane Sarr ak Fallou Gala Seck bu ko defee ñu bàyyi leen ñu dellu ci seen ay mbokk. ñu génne leen ci kaso bi dañu woolu woon conférence de presse ci centre bopp tey ci suba gi finalement ca mbedd ma la ñu ko defee ngir annoncer marche bu mag bi ñu bëgg a def suba décentraliser ko Guédiawaye ak Louga lu may loola itam annoncé nañu waale ni daañu kalaami état bu Sénégal ak Sénélec ndax ci kàddu nju njaaj gu leerul gi tax ñi teg askan wi lu askan wi antanul Abdoul Aziz Sow moo ñu fa teewaloon. collectif ñoo lànk ñu lànkal leen seen janook taskati xibaar yi fii ci centre bopp. xam nañ ne que ne mbedd mi sax mooy place su sénégalais yi taxaw ak yéen di waxtaan ak yéen ci mbedd mi amul dara loo xamante ne dinañu ko yàqal. mujjantal ga ci mbedd gi la ñu ko amalee Fadal Baro ak i ñoñam na ma déposer plainte di ñaawlu violence policière yi le képp kuy sénégalais nga gis ne sa facture courant lañ ko xaymaa ëpp na fuuf la nga lekk ci courant nee nañu ko ne na nga ko photocopier indil ñu ko dinañu tax ñu def benn plainte jéebaane collectif boo xamante ne dañuy jéebaane nguuru Sénégal. ab ndaje dinañu ko amal àjjuma ji ci Guédiawaye niki noonu ci région yi le dina am doxu ñaxtu Kolda dina am joxu ñaxtu Louga ba pare aussi dina am ay wër di waxtaan ak nit ñi. ñoo lànk taxawaat temm ni foog ñu bàyyi Guy Marius ak i ñoñam ñu koy sàkku ci ñii di teewe ci dialogue politique bile. collectif moom bokkul ci dialogue dañu bëgg mu leer waaye nag am na ñu bokk ci collectif ñuy dem ci waxtaan woowu nee nañ que ne bu ngeen demee ci waxtaan wi ngallaawaay nee leen balaa waxtaan di fi am ngeen bàyyi prisonniers yi ngeen jàpp otage yi ngeen jàpp dugal leen ci kaso yi bu fekkente ne waxtaan ngeen bëgg rek bàyyi leen ñoo ñibbi seen kër. collectif ñoo lànk na ma doon partie civile ànd ak docteur Babacar Diop ngir yoon def liggéeyam ci képp ku ko doon xoqatal ci biir kaso gile. ñu wax ci ña doon liggéeyee ca société yu ci mel ni Ama Sénégal SIAS Sotiba ak Sotrac génn nañu ni ki tey daal di addu di fàttali ñoom ñi lee seen bërëbu liggéeyukaay yooyu la dañu koo tëj. moo ne liggéeyukaay yooyu état bee ko moom wala banqaasu état bi moom ko état boobee di génnee milliards ci BRT ak TER te dàqi liggéeykatam tëj seen bërëbu liggéeyukaay yi ñuy chômé ay at a ngi nii. te la ñuy fayeku ci juróom-benn milliard dong la toll ba tax nañu ni bi la situation ñoo ko tey buñ ko saafarawul daañu barré route nationale 1 bi luñ ci góobee gar ko Ousseynou Diop yor seen kàddu nañ ko déglu. ngir am saafara ci bébétu ndaw ñi waa UNESCO ak seen partenaires yi amal nañu tey benn atelier de validation. sunu assemblée générale bi dañu taxaw pour informer liggéeykat yi parce que booba ak léegi ñi ngi ànd di xeex pour ñu fay ñu président nag ñëw na fii Guédiawaye ci assemblée ci clôture campagne de clôture am wax fi dinañu fay travailleurs yi muy Sotrac muy SIAS ak yeneen ak yeneen mais booba léegi amul suite premier ministre joxe woon na fi ay ultimatum pour payer loolu tamit ba léegi amul suite liggéeykat yi nag ngay gis ñu si ëpp nekkatuñ ci ay sociétés yi fonctionnelles ameetuñu outil de travail boo xam dañ koy téye wala di ko bloqué li leen dese mooy toog ci tali bi ay magum jëmle ak seen njaboot ba état bi yëg ni vraiment alerté nañu fin d'année bi nag la ñu nekk bëgg nañu aussi itam président discours am bi muy def bi mu vraiment impliqué ci situation bi pour que nit ñi xam seen tey ak seen suba loolu mooy aujourd'hui li waral tey ñu woote fii dégg nañu nag ay promesses yu bëri mais mënuñu si jàppagum dara parce que gisaguñ ci dara mbedd mi moom dinañ ci wàcc baare tali bi luñ ci am jël parce que vraiment travailleurs yi àgg nañ foo xamante ni xamatuñu fan la ñu ay magum jëmm koo ci gis tey père de famille la ba ñu tasee société mag léegi ça fait des années amul benn suite état bi di def ay promesses yoo xam ne amu ci benn bu muy tenir. ñu wax ci phénomène bu xew bu ñu bari di ñaawlu muy doomu aadama yoo xamante ne bu ñu gisee ku nekk ci ay jafe-jafe du ñu ko jàppale dañuy jël ay photo ak itam ay vidéo
daanaka ñàkk fayda la ndax nañu ko gisee ci suba tey ji accident bi amoon ñetti bakken daal di faatu ba accident bi amee sax apprenti baak agent wu Sagam ba deewaguñu woon waaye ñi leen waroon a sauver dañ leen tim di leen photo ko filmer loolee ba tax ginnaaw bu ñu daal di faatu doon lu ñu bëri dénoncé ci jikkoy sénégalais yi nga xam ni daanaka comportement bu xayadi la lool nañ doy le reportage yu Fatmata Diop. filmer ay néew wala ñi nga xamante ne dañoo loru ci accident te duñ leen dimbali wala sax di dem ci ay rob di filmer néew yi di ko balancer ci biir réseaux sociaux yi mu mel ni nag fu mu toll nii amatul benn kersa ci mim réew l'accident bi am niki tey jii ci suba ba am lu toll ci ñetti doomi aadama yu ci ñàkk seen bakkan moo koy firndeel au lieu ñu dimbali ñi nga xamante ne ñoo loru dañ doon filmer ngir dugal ko ci biir réseaux sociaux yi mu mel ni ñenn ci Dakar waaye di naqarlu lool lu nu mel. téléphone dañ ko jël pour nécessité quoi mais gars yi dañ ko jël pour fo. nañ lu nekk mais vraiment dafa ñaaw trop yenn accident yi ci suba benn accident boo am. li leen doon sauver kenn la. ñenn ñi sax jàpp ne yàkkamtee nettali dong moo leen ci dugal. yàkkamtee fen kese ak bëgg loo nettali moo ko waral ak ñàkk a xamit téléphone ak ñàkk a xamit gëdd ak doomu aadama. ña ci des jàpp ne ñàkk yar moo waral lu nu mel. te dafa aju ci xam dara mais nit ñi léegi jàng bu dee jàng aussi parce que dañ daan wax éducation mais éducation zéro léegi éducation bi mooy defar nit ki. ba tax na ñu ngay sax sàkku ci nguur gi mu jël ay responsabilités te sanctionné ñi def yooyu lay ñaawteef. li nga xamante ne bi